nii rek la mënoon demee ni boo ko yàggee topp yàgg kaa bëgg nii rek la mën a demee waaye nekkuma noonam nekkul sama noon di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm di ko ñaanal lépp lu mu bëgg si làmb bi yàlla na ko suñu borom kàttanal dooleel ko ba bis ba maa ngi koy ñaanal jàmm lu ma si xaar xam naa ne champion la waaye man doomu champion la xam na di ñaan yàlla nañu si borom defal jàmm le 13 doomu champion war a bëreeg champion. waaw champion la xarañ la champion la loolu biti la fanaan maa ngi koy ñaanal jàmm di moom loolu muy bamp jarul mu koy bamp xam naa ne lu mu yàgg-yàgg dañuy xeex ma ak moom jarul mu moo koy bamp sax jarul mu koy def sax sama xel xeex bi mënul ñàkk. Modou loolu lekk na ay millions musul dem ardo te lekk na ay millions tabax na si kër yaa ko bëgg a yóbbu ardo day dem da lay wax rek Malick. waxu mbër lay wax wala li mu gëm lay wax. mais mbër la waaw kay. merci mais des fois micro yi tiim la nga kontaan di wax rek mais lu muy wax moom sax gëmu ko li muy wax gëmu ko da ngay wax ni rek mais ku bu xol bi loolu gëmu ko kii sañul xeex ak man. sañul xeex ak yow. non Ama nee na sañoo xeex ak moom. vraiment kii comédien la waaye bu taxee naan bëgg naa xeex ñeme naa xeex moom du kii comédien la léegi quoi barke sëñ Fallou comédien la bu war ndaree xëy naan ama ndax kii nag barke kii Serigne Fall musul dem ardo kii maa koy yóbbu ardo day dem siyaare ardo par la force ma dookaat jàpp ba si kaw daan ko Modou. waaye bu bàyyi ko wax ji rek. waaw naan sama supporter yi tey lii dañ ko yàgg xëccu pour bëre Modou Lo depuis sama premier combat kon ñoom di leen ñaanal rek nañ taaral bis bi rek ñoom ñëpp def maas ñëw xam na ñu ñaan yàlla bu am jàmm. jërëjëf Ndaw maa ngi lay nuyu ma di la siyaar di la kii boo question yi bari na tegle na mais buñ ko question ramasse réponse ramasse lay doon rek d'abord renvoi combat bi ci Modou Lo bi nga xam ne dafa am blessure loolu yàgg na ci làmb déjà yàgg na ci làmb mais c'est une première pour Modou Lo mu am blessure avant combat. waaw maa ngi koy seetlu moo Eumeu Sène amoon blessure à quelques jours du combat bi Aziz Ndiaye tëggoon c'est une première nag ñu constaté ko ci moom bon blessure nag xam nga du lu nit du sóoraale surtout blessure bi ko dal à l'épaule rupture du ligament dafa xaw a doy waar bon il paraît que nag am na 45 jours d'incapacité loolu yëpp nag da nga koy def ci compte dina metti ci ñaari mbër yëpp lay métti dina métti ci Modou Lo dina métti ci Ama Baldé kële préparé ba tollu fii ak li nga def ci làmb ji yëpp mais ci ki mu gën a métti mooy Ama Baldé mi nga xam ne toog na combien d'années bëriwul combat bi déjà mi ngi bëgg dugg ci 2 ans yooyu boo ko comptabiliser ak wàccaay yi ak la mu ci jotoon am ci avance ak yu mel noonu da nga koy xoolaat bu yàggul def nañu benn face à face xëy na dina am lu mu kiwe te bul xam ne Modou Lo ak Ama Baldé bokkuñu standing ci làmb bokkuñu standing parce que bu dee moyen Modou Lo mooy ëppi moyen ndax moo nekk au sommet te li mu bëri ci làmb ji Ama bëriwu ko Ama combat bii da ko waroon propulser pour que mu dugg ci ay fonds surtout ak mën a defaraat financièrement boppam lancé waat wax nga ko bu jëloon roi des arènes bi attention ba buntu làmb day ubbeeku ci partout bien vrai que dina am ñu bari ñu mu freiné ku mel ni waa Pikine yi ku mel ni même waa Guédiawaye côté ñoom Balla Gaye nga xam ne comme du bëri ñoom waaw mais nag làmb man gëmuma ci loolu ça dépend ci promoteur yi waaw ay du ma bëri diw ak nii attention de man gis naa fi Robert Moussa Diamé loolu amoon na fi xëy na ca ay bokkul sax mais li leer mooy dina freiné mbëru Pikine yi ci roi des arènes dina freiné yenn mbëru Guédiawaye yi côté ñoom Balla Gaye ci roi des arènes bi kon loolu tamit dina ci am Modou Lo su daanoon ci combat bi wax na ko nee na moom ñi mu doon bëreel ay magam lañu fi mu ne ay moromam la tombeel nag léegi su ko defee dafa bëgg a bëreek ay moromam mooy Ama Baldé ay moromam mooy ñoom Boy Niang ay moromam mooy ñoom ay ku mel ni Sa Thiès it yëpp sax ci la bokk ñooñu ñëpp nee na dafa bëgg a bëreek ñoom ci bu continuer jël kii yi wax roi des arènes bi bon loolu tamit da ngay sóor ne combat bi ñoom ñaari mbër yi ku ci ne préparé nga ko préparation boo xam ne da nga ci def sa xaalis def ci say moyen def ci sa lépp léegi bu ñu demee puusaat ko
ak retard bi amoon ca gannaaw dana metti xëy na laajoo ma sax mais promoteur bi tamit moo ci gën a dee moom mi jël xaalisam teg ko déjà bul fàtte ne 25 millions mi ngi woon ci Ama bon dina metti ci ñoom financièrement bon physiquement gis nga Modou Lo su toogee 45 jours na la leer ne dinañ ko mayaat battement pour mu jëlaat ay entraînement am voilà xëy na Ama Baldé moo ci bénéficié wu ci côté boobu aussi te rythme moom aussi loolu tamit day joué ci loolu loo ci mën a dégg daal combat bi moom li ci laxasu kenn xamul lan la yàgg na yoon combat bi traversé na fi ay jàngoro ay corona combat bi daal lu ne jaar na ci ba gis nga fi ñu yaakaare woon di xaar bés gis nga li ñëw démb Modou Lo blessé ci à l'épaule loolu tamit bon ni ko waa Pikine di jàngatee nag ñoom ñoo xam nuñ koy jàngatee man moom xam nga dëgg la Ama Baldé nga ko war a laaj mais man ni ma ko gisee daal mooy ñoom xëy na dinañ ci am arrière pensée waaw nañ arrière pensée waaye nag lu am preuve moom kooku xam nga kenn mënu ci jàngat lu dul rafet njort te je pense que ñoom it dañ ci rafet njort waaw dañ ci rafet njort xëy na bon am na preuve parce que tamit bu déposer certificat médical boo xam ne bii CNG dafa def contre expertise te jàppal ne heure bii may wax ak yow dara leeragul ne contre expertise bi dina valable dina safara pas valable dina joxe comme li médecin Modou Lo joxe wóoragul kenn actuellement ni ñu ngi ci vendredi ñu ngi ci presque 11h avant midi attention te Modou Lo il est convoqué pour contre expertise kon bu ñu dem vite en besogne déedéet am na lu des li des mooy contre expertise u médecin CNG waaw mën nañ réserve ci médical bale attention kon nañu jàppandi ne ci yoonu renvoi la ne mais amaguñu yoonu renvoi total loolu moom nañ ci bàyyi xel voilà nañ ci bàyyi xel loolu daal mooy kii bi wax nga ma rëg-rëg aussi le cas de rëg-rëg pour mbër bañ ko déedéet mbër mënul bañ rëg-rëg fi mu ne ku mu bañul waroo koo bañ waaw ku mu bañul waroo ko bañ te rëg-rëg yow xam nga ne muy ci ay moromam muy ci ay magam fu ko combat fekk war na ko mën a bëre actuellement ndax prouvé na ko kon je pense que ku ko ci jëlul it xëy na am na looy calculer ci sa carrière ak yu mel noonu te it loolu kenn du leen ko bañal nit ki moo xam carrière am naka la koy gérer rëg-rëg moom kenn mënut ko bañ muy ci mag ñi muy ci ñi mu féeteel ñi mu maaseel ak ñi nga xam ne ñoo ko mag kenn mënu koo bañ def na ay preuve am moom it champion la buy ñëw bokk seen biir kon lii enjeu bi nag diggante nga wax ko Pikine ak Parcelles mbapat yee leen boole d'abord mais bu fàtte ne mbëri Parcelles yi ñu ngi leen formé Pikine waaw ñu ngi leen formé Pikine gis nga ñi créé Rock Énergie bi Modou Lo ne muy Zos muy Khadim Gadiaga ñoom ñëpp écurie Falaye Baldé la ñu nekkoon dañu xamante moo tax dër bi am kaay ma wax la xamante moo xa dër bi am kër kay buñ ko xaajee def ko ñaari bunt ak kër gu ne day gën a day ak beneen kër gi kay xam nga li tax ñu xaaj kër gi mooy mun ñëw dëkk waaw mais ñoom dañ fa demoon pour former wu gars yi gérer leen foofu Zos ñoom Zos ak ñoom kii Jules Baldé ñoo leen encadré woon foofu ci la ñu jógee nag dem créé ji Rock Énergie ak musicien bi Rock Mbalax voilà ci la ñu dem créé ji loolu nag xam nga moo tax affaire bi ñoom dañu xamante et puis bul fàtte ne Ama Baldé ak Modou Lo nee naa la mbapat yi moo leen boole mbapat yi la xale yi ca mbapat yi la ñu toppante kon loolu tax moo am ay enjeu moo am derby bon quant à CNG bi nag aussi li nga ma ci laaj yombul pour 1 an 2 ans nga mën a def lu 26 ans def loolu nañ ci logique Alioune Sarr 26 ans 2 ans mënoo ko égaler aussi mënoo ko égaler te làmb ji aussi ñoom dañ ci fekk violence yi dañ ci fekk yooyu Alioune Sarr daana am mais xam nga taxawaayu Alioune Sarr bokkul waaw taxawaayu Alioune Sarr bokkul voilà kay wax Alioune Sarr bokkul Alioune Sarr Bass Abdou Khadre bii mooy këram bi nekk Héliport yaa ngi loolu il faut le dire que bokkul ku leen bëgg a méngale da ngay wax lu la neex
il leur faut des années encore d'ici 2 ou 3 ans pour ñu gën a maîtriser làmb ji. Alioune Sarr réaction Alioune Sarr bokkul ak réaction aussi Bira Sène bokkuñu tempérament aussi. Bira xëy na ci durée bi lay étudier làmb ji ci durée la koy xool ba bokkuñu kii jàngalekat la woon bokkuñu ay tempérament kii c'est un médecin bu ñu dénkoon làmb ji bon xëy na bokkuñu bien vrai que nag bokkoon na ci équipe bu Alioune Sarr mais xam nga nit aussi même bu nekkee sa ginnaaw bu yàggee aussi foog sa jikkoy bopp nga commencé ko utiliser bon yooyu tamit dafay am. waaw mais yombul trop nii pour ñu réussir 26 ans yi Alioune Sarr defoon bien que vrai que ay Alioune Sarr na dem ak yooyu kooku genn wàll nit ñi la rek buñ ko voté woon du dem wax ja bari woon rek ñi noppi woon moo ëpp ñiy wax rek loolu la bon ba xelee ñenn ñi daan wax ñoo doon dem partout di wax rek loolu rek la xam nga jiitu neexul mais booy xool CNG bi aussi foog ñu muñal leen aussi ci 2 ans mënuñu égaler 26 ans loolu moom vraiment loolu lay wax amateurs yi aussi vraiment maa ngi lancé appel ci ñoom it aussi ci li jëm ci wàlli violence bi aussi ñu gën a communiquer bon aussi di leen wax ne rek bon làmb jàngoogu bon spectacle bi raar na ci bëre bi rek moo am léegi ak violence bi presque bon je pense que bu ñu dugaloon aspect culturel bi gën koo pérenniser ci làmb ji waaw l'aspect culturel gën koo pérenniser ci làmb ji dina wàññi violence bi ay par exemple ay concours bàkk dugal ko ci jouru combat yi ay spectacle yoo xam ne dina mën a colorer làmb xëy na je pense que loolu yëpp baax na ci kii amateurs yi pour que làmb mën a kii jërëjëf loolu daal laa doon kii wax ci entretien bi loolu daal kii ramassé defe naa loolu laa doon wax jërëjëf